asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nga xam ne yéenay safo di seetaan Dakar Buzz ñu ngi leen di déwénal di leen ziar di leen baalu àq ñu nekk ci Sénégal rawatina tam ñi nga xam ne ñu ngi ñuy safo ca bitim réew di ñaan yàlla nag li nga xam ne moom mooy corona bi yàlla daal di ko fi teggi ba ñu bëgg ñëw Sénégal ñëpp daal di fi ñëw amaat mbégte ak bànneex nu ñu koy defee rek spécial ndéwénal lañu amal tey jile ñëw nag seet si ndaanaan bu mag koo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal dañu koy bàyyi rek mu daal di nuyoo daal di ndéwénal ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan ci biir Dakar Buzz. salaamaaleykum maa ngi leen di siyaar Ngone ma lay siyaar Ngone Saliou suma xarit di nuyu ñi fi nekk ñëpp ak équipe bi donc di leen kontaane bax nan leen nag ñëw ngeen sama kër dama naa leen axlan wa saxlan. ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci dalal bi nga xam ne nag dalal nañu ko tey jii di bésu baalante ak bésu tabaski ak ginnaaw bi nga xamee nag ren na ni xar yi ba léegi nañ ngay passé tey sa tabaski noo ko dundee ak période bi nga xam nag ñu ngi ci Covid bi. waaw bon Covid bi d'abord ñu ngi leen di wax ni ñun ñëpp ñoo ko bokkandoo fekkee et ñu ngi masaw ñi nga xamante ni aussi moom ñoom la jot a dal. di ñaan yàlla wéral leen ak jàmm Covid teel fay jóge nag ndax boobu ba tey keroog jour anniversaire am bi mu fi defee at xas naa ko wax naa ko lu ne naa ko yàgg nga fi sa bisu anniversaire ñëw na gisoo cadeau gisoo félicitation gisoo joyeux anniversaire ay waaye nga la Covid ñibbil donc waaye nag yàlla dogal nag mu nekk loo xamante ni dafa egg si ñuy nangoo ko noonu rek te nag gëm yàlla te it aussi jéem a moytu li nga xamante ni moom moo tax que ñu mën koo daw. donc ba mucc ci donc loolu daal la yàlla def tabaski bi nag ñëw na xëy na tombeek nag moment boo xamante ni ñu ngi waxaat waxi en Covid bu yokk waaye yàlla na yàlla def daal affaire bi teel fay jóge daal. yal na ko yàlla def waaye gis nañu itam ci loolu artiste nga ku ne xam na lan nga xam ne moom mooy dundal artiste ci jamono ji président mi nga xaw a artu ne bu fekkee yëf yi demee na nii dinañu defaat li nga xam ne moom mooy confinement te gis nañu bu njëkk ba ni nga xam noonu la demee woon yéen artistes yi mu xaw a tëgg a tembe mënatu leen tëgg ak yooyu te ku ne xam na ne financièrement dina xaw a am benn impact nu ngeen koy waaj a dundee. waaw ni ñu koy waaj dundee rek di wax ni président di ko ñaan que rek ñu xool daal naka lañ ko mën a waxtaanee ba ñun ñëpp ñu respecté mesures barrières yi waaye tëj bagage yëpp moom non loolu moom wax dëgg yàlla ñun day métti si ñun quoi ok bu ñu mënee daal ñu mën a waxtaanee ko ba jéem ko gérer ci kaw ñun ñu respecté mesures barrières yi mais wax dëgg yàlla tëj bagage yeeg manifestation tout ça day xaw a métti daal vraiment bu ñu ko defee ñun dina xaw a métti ñun trop daal. xam naa ni j'en suis sûr et certain que xam naa ñi ko dul d'accord dina bari rawatina man mi sama bopp ndax nag ci lii la ñu dund moom mooy suñu métier donc nañu dimbali rek moom président mu jàpp ci daal que ne bu naree demee noonu ba nar a tëj suñu programme yëpp daal vraiment duñu arrangé day metti parce que nag suñu métier la quoi. je pense que lii bépp artiste bu nekk ci Sénégal aussi xam naa ni boo ko laajoon nit loolu lay wax parce que ñun bokk nañ suñuy sensibiliser bi affaire yi njëkkee ñëw ñun bokk nañ ci ñu njëkk man Demba gi sax lay wax man naa ne man maa njëkk a def clip maa njëkk a def morceau ci corona kooku Sénégal yëpp xam nañ loolu donc waaye nag bu yàlla dogalee daal ñu doon góorgóorlu ba affaire yi wàññeeku ñëw ba instant ñi affaire yaa ngi yokkuwaat dañu gën a ñaaxaat nit ñi rek ñu gën a moytandiku respecter mesures barrières yi quoi waaye tëj lépp nag moom ba duñu mën a jouer nag day xaw a métti parce que lii mooy suñu métier. comme ni nga ko waxee yaakaar naa ne président dina dégg ñaan bi nga xam ne ñu ngi ko ñaan waaye tamit ñi nga xam ñooy sénégalais ñu gën a farlu ci li nga xam ne moom mooy respecter gestes barrières yi di takk masque di raxas loxo yi tamit ak gel hydroalcoolique yooyu le gis nañu itam comme ni ñu ko waxee artiste nga lu dal ci beneen artiste dana daal keneen ka ci des ay feccikat yoo xam ne daan nañ leen fii ci li nga xam dañ ne rek mooy dañoo def acte contre nature wala yu mel noonu ñu gis ne nag muy ki nga xam ne moom mooy feccikatu Wally Seck bi yëf yi bu mu ñëwee bi nga ko déggee ban impression nga ci am. waaw bon affaire bi mu amee comme ni ñu koy waxee rek ñun ñëpp ñoo tegandoo bët ci problème bi ni mu dooree et tout ça mais man je parle en tant que artiste bu leen xam avant man bi may xam Ameth Thiou ak Amady Badiane boobu feccale gu ñu Papa Thione
ndax ñoom suñuy mag lañu ñoo ñu jiitu ci aar bi. man bi may xamee Ameth Thiou ak kii boobu du woon léegi ñoom dañoo boobu yàgg na boobu xale bu tuuti la ci simb laan xamee woon ci simb ñu solu ay genre solu ci simb yi donc di def gaynde bu jigéen et tout ça parce que ay fecckat ñoon yu mën a fecc ñëpp bëggoon leen surtout fii ci Parcelles. ok parce que ñoom simb dañu partout yaa ngi dégg et vraiment seen bi ñu dalee nekk seen carrière ba tey musuma dégg ku leen waxal genre yooyu musuma leen xam ci loolu musuma ko sax déggaale kuy waxaale loolu ñoom duñ sax kafaale loolu donc comme ni ñu ko waxee rek xëy na njumte mën na am ou bien yaram bu tàng ci kaw seen loolu am. mais yaram bu tàng ba ci fonante entre góor ak góor. déggoo ma ne xeetu feccante noonu genre baal noonu ñoom yàgg nañ koo fecc. mais boo seetloo clip bu ndongolo yoo yu njëkkee nga daan gis ñaar ñiy fecc def yaa ngi dégg nga xëy na des fois yaram bu tàng mën na yóbbu nit ci loolu mën na nekk njuumte yaa ngi dégg mais ça ne pas dire que ne rek ne nit ki def carrière am plus de 20 ans ou lu ko ëpp un jour def benn erreur bu ndaw donc ñu bëgg wax ni ñëpp bëgg a manko bëgg a wax la noonu moom c'est pas d'accord ci loolu. xam naa leen samay mag lañu xawma leen ci ñàkk fayda xaw ma leen ci yëfi jigéen xaw ma leen ci loolu boo leen xoolee sax ñoom bu ñu wax mbaa bu ñu dox xam nga ne ay góor tigi nga jàkkaarloo dégg nga ok jantal mel lañ wax dëgg yàlla lii nag mënta ñàkk donc ñu di ñaan yàlla nag parce que man nit aussi kenn du ma wax loolu ma xamul li ma xam si ñoom laa wax si ñoom mooy ñu baax lañu ñu am fulla lañ nag ñu diiñ lañu te aussi ñu gëm seen liggéey lañu quoi parce que boo xoolee bi ñu nekkee ci aar bi ba tey kenn mosu leen déggal dara lu ñàkk fayda mais vraiment xëy na lii mënta ñàkk des fois dog am tuuti ci sa carrière mais quand même ñoom dañ koy sant yàlla ñoom xam nañu ñoom li ñuy wax nekkul ci ñoom donc ñoom kon ñoom xam naa ne xaw ma nu ñu nekkee foofu xam naa ne ñu ngi cool quoi ñu ngi nekk seen jàmm ca fa ñu nekk yàlla na yàlla teel leen génne foofu aussi. yàlla nangu ñaan génne leen ci jàmm ñu seen njaboot ndax seen njaboot soxla na leen di waxit ci loolu dañuy gis ne dañ koy tuumal artistes yi dafa bari seen port vestimentaire seen nekki nag yooyu ba ci Wally bu defee concert ak génnee ay couleur ñu ne couleur LGBT la bu solee yenn sol yi ñu ne daf ko war a sol warul sol yi polémique bi bari ak yooyu tey boo ko doon conseiller en tant que artiste en tant que koo xam ne sa xarit la lan nga koy wax surtout ci moment yi nag. billaahi conseil mu Wally daara lu dul rek na ko wax gënal góorgóorlu. ndaxte lii mënta ñàkk ci carrière doomu aadama Papa Thione woy na ko siiw di jàmm borom yëpp xam naa ne coono yi Papa Thione dajoon ci li mu doon wax bi ñu doon mësaan toog waxtaan Wally déggagul loolu parce que Papa Thione xëy na fekkul woon waajuram di def métier bi donc moom moo doxal boppam. amoon ay mag yi fi nekkoon mu toppoon ci ñenn ñoom Ablaye Mbuub ak yu mel noonu xam nga di roy ci ñoom def ay affaire et tout ça góorgóorlu tey ba créé Ramadan tey Wally mën a ñëw dugg ci loolu. kon tey du ma am par exemple conseiller comme Wally maa ngi lay conseiller nag booy def conseil nit da nga ko fekk muy def dara fekk ma Wally muy def lenn lu dul Baye Fall parce que nag du ma wax lu ma xamul man ku ma xam nga ni du ma wax dara lu ma leerul ci doomu aadama dégg mais xam naa ko nit ku baax kuy dox ci social kuy fekk fu dara newul mu def fa dara kuy jàppale doomu aadama yi kuy dimbali néew doole kuy fayal nit kuy war a génnee lu yaas mu jàppale la mu dimbali la kuy fekk nit ñu amulee mu dimbali leen ba ngeen am ku ñu fekk nit bu kenn considéré wul mu jël ko jàppale ko kooku am dara tey xam nga donc je pense que loolu laa koy mën a seedeel ci lu baax. mais tout le temps nga ngi dégg fi ne faj na diw may nañ ko diw may na diw jàppale na diw yaa ngi dégg waaw mais yooyu aussi war na bokk ci ñu war a wax xam donc c'est ça nekkuma juste dama toog pour défendre Wally mais lu ma xam laay wax man Demba Guissé xawma ko ci daray ñàkk fayda du woy na lu neex àddina bëgg nañ ko te vraiment ci Baye Fall laa ko xam wax dëgg yàlla gisuma ci moom dara loo xamante ni lu jëm ci loolu la quoi donc lu ma koy wax rek mooy que nga xam ni rek xëy na yoon bi moo demee noonu loo mën a am bis dina ñëw am lu metti lu dal ca kaw ma koy masaw baax a baax naan ko yàlla na yàlla génnee la ci coow lii nga daal xam nga ak yooyu. ñu ñëw un peu ci yow gis nañu récemment nga def benn album bu bees ak ki nga xam ne mooy Baaba Maal tuddee ko ak yaay nu fi truc bi demee woon liggéey bi ndax yomboon na ak yooyu. waaw Baaba Bay di Maal suma papa la suma xarit la. ma yàgg représenté sama tur ma yàgg représenté en turam ci man
partout muy Sénégal muy bitim réew muy ci sous-région bi quoi. Baba nag nekk suma xarit nekk suma xaritu papa aussi bu yàgg pour rek mu clair encore que du man ma def xëy na Baaba Maal man maa def tout que pour mu bëgg ma déedéet. Baaba Maal dafa fekk ni d'abord li jiitu sama papa dafa doon liggéey aéroport daane la ñëw ci ma seetaan ni xam nañ li may wax papa doon liggéey aéroport sama papa nag mosul woy daawul def musique mais ay frère am xam nga ay jarbaatam ñëpp di yëngu ci ay musique xam ak genre sama papa doon liggéey aéroport léegi Baaba Maal dafa nekkoon koo xamante ni que tout le temps da doon voyager ku ne xam ne ci dara Baaba Maal festival partout ci àddina bi ay dégg mais sama papa comme aéroport doon liggéey saa bu ñu mësaan ñëw dañ naan gisee kii El Hadj ñëw na El Hadj mooy Baaba Maal ñu woo leen sama papa moo doon toppatoo gérer leen li seen lépp foofu ba du ñu am foofu benn complication par rapport ak seen voyage ak yooyu quoi dégg relation am bu rafet nag sama diggante sama papa ak daani la ñëw lépp dégg man nag ma nekkoon xale booba temps ma dem ba màgg nag yàlla dogal nag may woyantu bëgg Baaba Maal xaw ma lu tax ma bëggoon ko may woyantu bañ naa ko ba man sama yaay olof la su ma demee tey bay làkk pulaar tey mën naa ne ci ay làkku Baaba Maal laa ko jële di ko laaj sama tante bii nga xam mooy sama wujj yaay mu may tekki naa ma lii ak lii ak lii yaa ngi dégg léegi nag Baaba Maal ñëw tey vraiment may woy ay woyam di si jàng ay woy di si jàng pulaar aussi dem nag ba yàlla dogal na concours bu am rek ñu ne comme que dañu soxla kuy woy pulaar dañu woo Demba Guissé Oscar de vacances ñëw ma ñëw nekk meilleur chanteur Triple XL ma ñëw nekk meilleur chanteur xeex si bu Youssou Ndour ma ñëw nekk meilleur chanteur Kasanga Sénégal ñëw ma nekk meilleur chanteur demati Mali nekkat meilleur chanteur mu tudd def deuxième ci concours bi nekkoon foofu yàlla dogal lépp li ci ëpp les 90% ay morceau Baaba Maal la wala boog eeru Baaba Maal la wala manière Baaba Maal li mu woy noonu la doon woyee def 3 pièces yi tengaade bi nangam sangam takk sama ndigg di daw fi dafa effet yaa ngi dégg donc loolu moo ma yóbbu tey ci boobu niveau tey ba concours bu ma saan bokk rek yàlla def ma nekk meilleur chanteur donc ma sante ko Baaba Maal aussi gannaaw ma sante yàlla ba pare ok tey relation boobu nag am tey Baaba Maal tey gis ni Demba Guissé mi daf koo bëgg mu jël ma def ma ci xolam programme bu am mu boole ma ci yenn voyage yi mu boole ma ci ma ànd ak ñoom dem France ak yeneen ak yeneen ay dégg donc sant yàlla liñ naan nag nu mu tudd bu lekkee alom na ko gërëmee coy Baaba Maal tey majeure partie bi ma am ci sama art moo ma ci dimbali donc ma koy sant yàlla baax a baax a baax ma ñëwate an ko tuddee ko sama doom sama doom ba mujj am moom laa ko tuddee des fois su ma nee papa Baaba mu ne ma non même man maa lay wax Baaba quoi yow maa lay wax papa quoi xam nga parce que sama turandoo mu ngi yeewoo sa kër donc sant yàlla quoi. donc morceau bi nag pour revenir si morceau bi ñu defoon sama album depuis 2018 yàlla dogal nag ma sentir ni période bi war naa ko mën a def parce que c'est vrai que way naa aaya bébé xale yi bëgg ko àddina bëgg ko mais nag du ma fàtte nag am naa racine am naa culture am naa aussi làkk boo xamante ni moom lay faral di làkk tey di ci way nit ñi di ko kontaane muy pulaar ma bëgg ko loolu nag mu nekk sama deret man nag pourquoi pas nag ma nag defal naa ñi aaya bébé ba ñu yëngu nag no xaaral nag ma jublu nag ma tourné nag sama mbokk yi nga xamante ni vraiment nag man suñ ma woyloo foofu sama xol day neex moo tax nag ma jël morceau ma nag Baaba Maal bi génne ko muy neene ànd ci ak Baaba Maal mu nekk clip bu mu neex aussi morceau Baaba Maal bi neene yoo neene yoo asumi manima yayo nene yo mbimi yimɓe bonɓe joni kewe Sénégal nene yo ena jalanma taw koye bonnoɓe nene yo en neppijanma taw koye bonnoɓe aya nene yo bonnoɓe fusi galle serniyadoɓe nene yo loolu laa ci woy quoi di wax ci àddina naan sama yaay nee na ma nit ñu bon ñu dañoo bari ci àddina dañ lay reetaan fekk nit ñu la yàqal lañu dañ lay wan kanam bu rafet fekk nit ñooy yàqal la te da ngay gis tey sax ñi séparé ànd bu yàgg wala ñaar ñu doon ànd wala ñu tas tey kër goo xamante ni jàmm rek a fa amoon quoi loolu lañ ci doon woy man ak Baaba Maal di si titre boo xam ne yaay lañ ci woy. woy bi neex na te gis nañu tamit tey bésu tabaski la waaye malgré tout ñëw nga fii nga recevoir ñu xam nañu ne temps bi xat na interview yu bari na te am ngeen ay programme
ñu ngi lay remercier bu baax a baax di kontaan ci teew bi nga xam ne teew nañ ko fii ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan wax sa dernier mot. dernier mot rek di leen wax ni que léegi maa ngi wax ci AEBB xam naa waxuñu si woon mu nekk morceau boo xam dama ciy remercier les Sénégalais parce que ñoo ko waaw yóbbu. parce que nag mi ngi ci TikTok bi toj na Sénégal de. waaw AEBB wax naa ko nee naa ko. am na sax ñeneen ñu koy def beneen version comme pas bi ñu ko defee mais beneen version. waa xam nga loolu la xam nga boo woyee lu neex ñëpp dañ koy reprendre dégg naa ci ay den dégg naa ci version bu nekk après boo dégloo da ngay xam ne AEBB la gars yi di woy donc même bu ñu waxul même bu ñu waxul air même bu ñu waxul AEBB da ngay xam ne ok da ngay xam bon mais comme c'est pas grave parce que nit bu lu neex rek lañ reprendre quoi bi ma ko woyee nag bi ñu may laaj keroog man leen bi ma ko woyee dafa neex quoi. mais foo ko nan nga ko inspiré da nga tëdd ba guddi wala nan la ñëwee. non non xam nga. boo doon nax bébé mu neex rek mu ñëw. non non xam nga lu nekk nit woy na ko si quoi mais AEBB dafa nekk mosa bu reewantalu quoi te boo dee woy dara aussi dafay laaj nga xool fan la xale yi bëgg nga touché leen foofu quoi bi ma ko laalee nag vraiment AEBB moom vraiment Sénégalais yi bëgg ko lool vraiment ma woy ko nag bi ñu may invité keroog ma leen koy wax naan bi ma koy dugal studio bi ma koy woy xamoon naan day neex su ma ko génnee day neex quoi donc ok xam nga bi ma ko génnee nag morceau bi neex loolu Sénégalais yi bëgg ko maanaam leen nag ñoom ñoo ko moom ñoom laa ko may yàlla na seen jaamu yàgg di nag baalu àq sama fans yëpp di baalu àq aussi ñëpp xam nga man maay xaritu àddina bi yëpp man ñëpp jàmm laa seex ak ñoom rawatina artistes yi ma leen di baalu àq ñoom ñëpp parce que man awma problème ak kenn déggoo keroog sama émission ma naan des fois sax nga ne ma dem ba gis yow diw da ngeen xuloo yéen ñaar wala diw di wax ak yow. di nga xuloo sax. waaw loolu nag moo ma jaaxal quoi des fois ñu ne ma yow diw dafa xuloo ak yow wala du wax ak yow genre ma ne ay waaye man yëguma ko xaw ma sax man pour man sax moom dafa tukki wala dafa voyagé xaw ma. da ko yombal daal. xam nga tey buñ la nee diw dafa xuloo ak yow yaa ngi jàpp ni xëy na dafa tukki c'est parce que bàyyi wa xel sax ba xam mu ngi vivre parce que bàyyi wa xel yooyu loolu la yàlla jàmm yàgg ok. alors kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi seetaan spécial ndewenal ci biir Dakar Buzz ñu doon déggante gis neen ko tey Demba Guissé nag la ñu dalaloon ñu waxtaan fii waxtaan bu am solo gis neen ko nag di leen baalwaat ak rek di rafetlu ànd bi ngeen xam ne ànd ngeen ko ak Dakar Buzz.